yàlla subhanahu wa taala dafa wax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko yow Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wax leen bu fekkee bëgg ngeen yàlla topp leen sama yoon bu boobaa yàlla dina leen bëgg faral leen seen i bàkkaar kii nag doon sàkku lu dul ngërëmu yàlla jiital fay yàlla ëllëg li ko may mooy dëddu àdduna ak i bànneex ngir bañ a fàtte suñu boroom ci lépp loo xam ne bëgg na ko ci ñun te war ci ñun dëddu àdduna day dellu ci dëddu lépp lu yàlla tere te nga tegu ci njub kon di nga dëddu carte ngir gaaw a bari le am te sonnoo di nga dëggu njaaloo di nga dëggu sàngara di nga dëddu rey nit ak yombal ñi ci am waa carte Sénégal kan mooy carte loo nit ñi c'est l'État mooy carte loo nit ñi te aramal diine tere ko moom jumtukaay yi moo koy jaay mooy encaissé ku ciy liggéey sax yaa ngi liggéey ci lu xaraam parce que yàlla da ko xaraamal innama alxamru wal maysir wal ansaabu wal azlaamu rijsun min amali sheytaan fajtanibu lii di carte lii di sàngara lii ak lii ñu samp ay jëfi seytaane la sàngara moom xale yi lañ ko jagleel sax léegi Jakarta il y a quelques années wax naa ko fii waaye ci autorisation la amee ndax ki koy defar xutba boobu après un mois après ñëw na seet si ma ànd ak nit ne ma imaam maa ngi ñëw fii pour ñetti yëf benn bi pour njéggalu ñaareel bi pour expliquer la ñetteel bi pour sant la pour jéggalu mooy xam woon ne mu ngi ci école yi te samay doom di jàng école tolloog ñiy xalaat classe te bëgguma samay doom naan te yaakaaruma sax dinañ naan parce que yaruma leen ci loolu maa ngi koy jéggalu jullit yi maa ngi koy jéggalu ñëpp kon sàngara bi nañ ci def ndànk waaye bu conseil des ministres ne sàngara bi bu mu amati mais ki koy defar kon de mais il doit sévir dafa war a dal ci kawam ak lu ci ko mën a fekk te bu dalee ci kawam nit ñi jàpp ci parce que nit ñi neexu leen yàlla ne sàngara carte ak yi ñu samp yi jëfi seytaane la waaye lii di Jakarta lu ñu autorisé la woon la alal nag bànneex iñaan tax na rey nit ba àgg ci rendi ko yomb lool te yàlla de bañ na ko de mais adduna ci moom wax ni ku rey nit nañu ko rey xaala allahu tabaraka wa taala wa katabna alayhim fiha anna nafsa bi nafsi lii waroon na ak li xew yàlla ne bu ñu reyee nit te tey ko nañu ko rey mais ak li xew ndax waroowul lii waroon na ak li xew ku rey nit ci tayeef nañu ko rey mujjul nag ci reyal ku la neex foofu la mujj reyal ku la neex dara du la ci fekk dinañu ñoŋal sa bakkan nga wëlbatiku siif jigéen rey ko dajji boutique rey borom mere nit rey ko ngeen jàmmarloo ci politique ñu rey la sàcc sa alal rey la dogale nit ci jël alalam rey ko xale ñu rendi ko jël ay cëram tëkku nit ci kanamu mbooloo ne ko dinaa la rey rey ko ba pare ne waxoon naa ko de xam na dara du ko ci fekk waaye rey nag ci posséder nit de manière sournoise on assassine les gens par le poison rey ci posséder nit ko lu yéeme la nag waaye ñu ngi koy jàngale posséder nit ñu ngi koy jàngale à travers des pièces de théâtre à la télévision qui est un puissant médium pour atteindre sa cible par la distraction. Mais attention, car ce message est pernicieux et très dangereux. Attention, nañu bàyyi yooyu waaye ki rey dañu ko jàppale ba dara du ko ci fekk balaa nga am lu la metti xaw ma diine la ñoo xaw ma lan droit de l'homme nga xam ne amul yàlla amul yonent te seen téere déclaration universelle des droits de l'homme rek la te c'est une copie, c'est une parfaite copie de la déclaration de la loge TLM maçonnique bu ñu célébrer le centenaire de la Révolution française. C'est la même chose waaw kooku nag ñu bëgg ko gënale ko suñu téere yàlla bii waaye teg ci di xeex bay dàq peine de mort gis nga yéen ñëpp gis ngeen ko da ngay laaj nit ci télévision mu ne rey nit baaxul waaye peine de mort moo ko yées te kat tuddewoo ab julit kii moom xamul ni murtat na ko yàgg nag ndax weddi waxu yàlla te ku weddi yàqu waxu yàlla di ab yéeféer yàlla daal lu mu waxoon jogu fii wa katabna alayhim
فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح الإساس yàlla ne waral naa ci seen kaw ne ku rey bakkante tey ko nañu ko rey ku fëq bët nañu fëq bëtam ku ba dagg nopp nañu dagg noppam ku dagg leneen nañ ko def ku gaañ nit nañ ko fay lu toll na mu gaañ waaye sunu borom wax lii ba pare mais ay nit di jaamu yàlla dem assemblée ne lii du fi amee mais en 2004 la peine de mort a été supprimée lii dafiy jóge te jóge na fi te muy waxu yàlla yéen député yi xanaa du réew mii nga xam ne ci la ñuy rey nit ñi ngeen fa toogal ndax du ngeen wuutu nit ñi ci proposition de loi bu indi peine de mort jàmmal leen waaye yow gouvernement nga xam ni boo bu fi nekk naa kon doo fi nekk nit ñi la fa teg yow ndax da ngaa mën def projet de loi bu indiwaat peine de mort waa ndax da ngeen ko sañul wala da ngeen ëpp yàlla yërmande li Seydi Abdoul Aziz Dabakh daan wax ndax da ngeen ëpp yàlla yërmande lu rëy ngi noonu xajul ci benn waxtaan da ngeen ëpp yàlla yërmande lu rëy ngi noonu ndax da ngeen ëpp yàlla yërmande wala da ngeen a gën a déggal droit de l'homme bàyyi yàlla waaye yii yëpp di xew ak yi loi yu dëppawul ak benn diine nag ngir rek jox nit liberté ak sañ-sañu def lu ko neex bu boobaa ndax dinañu waa mën a wax ni réew mii di Sénégal réewu diine la ndax mën nañ ko wax ndax réewu Sénégal réewu diine la gis nga Sénégal du réewu diine Sénégal gi du réewu diine binduñu ko fenn Sénégal réewu diine binduñu ko fenn waaye réew la boo xam ne ay nitu diine yuy jëfe seen diine moo fi nekk ak ñoo xam ne diine lañ nekk di sàggane seen diine ñoo ko dëkkee li wóor mooy bind nañu ni Sénégal du réewu diine le Sénégal est une république laïque te loolu la ñu gëm ba mu nekk sunu doxalin waaye bu ko tàyyee déglu moom subhanahu wa taala xaala allahu tabaraka wa taala wa man yabtagi xayra islaama diinan falan yuqbal minhu wa huwa fi l axirati min alxaasirin yàlla subhanahu wa taala ne képp ku nangu jël doxalin bu dul islaam loo defati soxlawu ma lii du samay wax te ëllëg bés penc ba boo dekkee di nga bokk ci way perte ñi waaye sunu borom daf cee yemul ndax def na dénkaane jëmale ko ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak ñi ko topp may ko nopp rek yow mi nga xam ne yàggam lay cité qaala allahu tabaraka wa taala fala wa rabbika laa yuminuuna hatta yuhakkimuka fi ma shajara baynahum summa la tajidu fi anfusihim xarajan mimma alayta wa yusallimu taslima yàlla ne maa ngi giñ sama bopp nii ñi la wër yow seydina muhammad sallallahu alayhi wa sallam duñu doon mukk ay julit lu dul dañuy jël islam bi yàlla jox lu yàlla jox di ko attewoo te lépp lu mu dogal ci atte ba mu doon loo xam ne dañ koy nangu mu neex ci seen xol yi te duñ ko delloo waaw laïcité mi dox moom moo fi dàq diine waaye laïcité mi atte diine sax mooy lan moom mi dàq atte diine moom mooy lan moom ci boppam gis nga laïcité fu mu sosoo jaar na fa fekk na fa ba diine dàq ko fa ngir mu taxaw bay firndeel doxalin dafa dàq église catholique fële ca France en 1789. teg tëralinam jël diine ber ko ñu teg ci ñaari at 1791 il faut un peu d'histoire parce que c'est l'histoire qui éclaire l'avenir. 1791 la constitution française instaure la liberté de culte ngir nit am mat sañ-sañ jëfe diineem nu mu ko soobee. Mais 100 ans presque après, 1881-1882, les lois Jules Ferry instaurent l'éducation gratuite, laïque et obligatoire. Mais en 1905, il y a la loi de séparation de l'Église et de la République qui ne reconnaît ni ne salarie, ni ne subventionne le culte. Laïcité baat bii ak principe bii mu ngi dugg sax ci constitution française en 1946 yàggul ci préambule bi ci muxaddima ba fa la nekk. Laïcité mooy kii bundu xataal ki bëgg a wéet ak yàlla jaamu ko dund diineem te duñu ko ci soppil dara ci dundinam moo tax ci France ñu bëgg nuru mi nga xam moom la ñu bëgg nuru ci mbiru doxalin ak ci ay loi ñu tere fa ku muuru dem école la loi du 15 mars 2004 fii ci sunu réew mii nag di Sénégal ay jullit dëkke ko école jóg ne
ku fi muuru ma dàq la ndax lii waroowul ak liberté de culte ba ñu waxoon ci kaw jëfe sa diine nu mu la laaj nu mu ko laajee fexe leen nag ba bañ a bokk ci lii ba fexe leen ba bu ma bañ a nekk loi ndax loi yàlla bii ci mbir mi wax na ci lu leer déglul yàlla yaa ayyuhan nabi qul li azwajika wa banatika wa nisaa'il mu'minin yudnina alayhinna min jalabihinna dhalika adna an ta'rafna fala yudayna wa kana allahu ghafuran rahima yàlla ne yow Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam waxal say soxna ak say doom yu jigéen ak jigéen yu way gëm yi nañuy wàcc ci seen kaw seen muuraay looloo gën a jigee ñu naan leen xam ñu mën leen a xàmmee te bañ leen a lor te yàlla subhaanahu wa taala jégalaakoon la jaglewaakoon la fii nag amul benn loi bu tere muuru dem école amul bu amoon sax jaaduwul ci jullit bu jigéen ab école di ko tere jullit bu fay jànge non gis nga bu leen dugg ci lii ndax Sénégal c'est un pays de tolérance religieuse yàgg na fi avant la constitution sénégalaise laïcité 1963 la dugg ci constitution bi waa avant ndax ñun ak ñi nga xam bokkuñu diine dañoo nekkuloon ci jàmm ndax dañoo nekkuloon ci jàmm te suñuy mbokk la ñu ku nekk fi toog fii am nga ci ay xarit am nga ci ay mbokk man tout à l'heure en venant rek il y a des dizaines de chrétiens qui m'ont écrit des messages d'encouragement tout à l'heure rek yàlla nañu yàlla teg ci wetam te ñu bañ ko sori ñu dellu nag di leen sant di leen ziyaara di leen baalu ax di leen ndokkeel di ñaan yàlla bu mu nekk suñu mujj korité yàlla nañu yàlla may wér-wérle sutura ak teraanga yàlla nañu yàlla bennale jullit yi yàlla na yàlla bennale jullit yi bennale kàddu jullit yi kàddu islaam yàlla na ko yàlla gën a yëkkati woy feebar yi yàlla na leen yàlla saafaraal seen feebar dimbali docteur yi ci xam-xam ak jumtukaay ak pexe boo xam ne bii dañu mën a dimbali malade yi nekk ci ñoom waaye nag ak yërmande ak gaaw ca la ñuy def